chers internet yu Ken Bougoul TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé ko Sud Quotidien bi dellusiwaat ci suñu autoroute à péage bi nga xamante ne nii yëglekaay mu ngi nga xamal ne contrat bi nekkoon ci diggante Sénégal ak CKSA jamono ji ñu wax ak yéen Macky Sall mu ngi koy renouveler soppi na la nekkoon ci contrat bi yépp yëglekaay bi ñu xamal ne Macky de fi mu toll nii mu ngay corriger erreur yi nga xamante ne nii Maître Abdoulaye Wade defoon na ko ci contrat bi réviser waat contrat bi tëggaat ko ndax la ca nekk dafa lëndëmoon ci boppam bi lool le tee mooy yëglekaay moom dafa ubbi xët bu yaatu jagleel ko proposition de loi bi ñeel wàllu criminalisation borom ñaari tur yi yëglekaay bi ñu xamal ne ni ki démb la plateforme ànd sàmm jikko yi déposé seen projet de loi bi nekk ci table président assemblée nationale nag loo ci xamul amuñ ci benn pression yéenekaay bi ne ki ci am kay pression dëgg moo di Macky Sall mi nga xamante ne nii fi mu toll nii dañoo jël xal teg ko ci loxoom bi moom ci boppam mu war a tànn ànd ak tubaab yi wala boog mu ànd ak nitu diine yi nga xamante ne nii bëgguñu lu ñaaw ci réew mi en tout cas waa plateforme ànd sàmm jikko yi moom démb jël nañu texte yi ëmb seeni loi ngir xeex ñi nga xamante ni ñoo di ñaari tur yi fii ci réew mi waaye lañu ca bëgg dëgg moo di bëgguñ ci lenn lu lëndëm ñoom waa plateforme ànd sàmm jikko yi bëgguñu dégg benn borom ñaari tur ci dëkk bi tax nañu jébal seen projet de loi bi député yi ngir ñu càmbar ko ci na mu gën a gaawee Le Quotidien yéenekaay ubbi ci xët bu yaatu tañuy xamal ni fi mu toll nii kay Macky Sall dafa nekk ci test bu mag jamono ji ci moom la des ngir ñu xam ndax tubaab yi la àndal wala boog nitu diine yi nekk ci réew mi yéenekaay bi ñu xamal ne li ñëpp doon xaar démb def nañu ko waa plateforme ànd sàmm jikko yi yóbbu nañu seen proposition de loi ci table président assemblée nationale Moustapha Niasse te am njotalu rafet na fi mu toll nii nag ñoom député yi danañu def lu leen war te moo di voter loi bii di xeex borom ñaari tur yi léegi fa yéenekaay moom def ci ay révélation yu rëy te ñuy xamal ne fi mu toll nii nag réew mi ñëpp ngi may nopp suñu député yi nga xamante ni fi mu toll nii jébbal nañ leen projet de loi bii di criminaliser jëf ju bon ji nga xamante ni saa su nekk ñu gis ko ci réew mi kenn def ko lu borom ñaari tur yi yéenekaay bi ñoo xamal ne projet de loi ba déposé nañu ko teg ko ci table président assemblée nationale Moustapha Niasse waa ànd sàmm jikko yi ànd ak yéen di ay député yoo xamante ne dañoo volontaire wu parce que yéene porter combat bi ba mu jeex bokk na ci honorable député Mamadou Lamine Diallo Mame Diarra Fam Aïssata Sabara Cheikh Abdou Mbacké Mamadou Diop Decroix Abdoulaye Wilane ak yeneen i député yoo xamante ni ñoom ñëpp jóg nañu ngir jàppale waa ànd sàmm jikko yi ci seen proposition de loi bi en tout cas ni ki démb ci grande mosquée moom imam yi nekk ci Sénégal gi yëpp déplacé wu ñëw fekkee ci waxtaan bi ndax ñoom waa ànd sàmm jikko yi dañ leen a aaye woon ñu dem ci assemblée nationale moo tax ñu dajaloo ca grande mosquée foofu la leen député yi fekk ñu waxtaan ba juboo ñoom député yi jël projet de loi bi yóbbu ko ci assemblée nationale imaam yi toog di leen xaar gannaaw ba ñu déposé seen proposition de loi bi ñoom député yi ba noppi dañoo wuñeekuwaat ñëw fekk leen ca grande mosquée jox leen compte rendu yéenekaay bi ñoo xam ne gis nga imaam yi ñoom ñëpp teewoon bokk na ci imaam Alioune Badara Ndao imaam Dame Ndiaye imaam Alioune Sall ak yeneen i imaam yoo xamante ni kenn ku ci nekk teggal ca baaraam ci proposition de loi bii ne nañu dem ba sës oustaz Alioune Sall moom la mu xam ne ci biir yéenekaay bi moo di nañu bañ a am defar rek ndaxte bés bu député yi lankee ne duñu voté loi bii su boobaa dana nekk gàcce nag ci ñun imaam yi Ababacar Mbow mi jiite ànd sàmm jikko yi moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga borom ñaari tur yii ni ñu commencé bari sax ci réew mi dafa ëpp depuis 2016 ñoo ngi ci réew mi fees fi dell te léegi li ci gën a doy waar moo di nëbbu tootuñu yéenekaay bi dañoo xamal ne ak lu ci mënti xew moom projet de loi bi moom déposé nañ ko ba noppi di xaar député yi ñu daal def seen liggéey mu des nag président de la république Macky Sall mu xool ndax tubaab bi lay àndal wala boog suñu kilifa diine yii l'observateur moom dafa ubbi xët bu yaatu jagleel ko détournement bi nga xamante ni mu nga ca trésor luy tolloog 2 milliards 400 millions lañ fa détourné yéenekaay bi dellusiwaat ci détail yi nga xamante ni moo neel sàcc gu métti ga nekk ca biir trésor tey xam le ne ay révélation mu jénn cee am de ndax yéenekaay bi dellusiwaat na ci tontu gi nga xamante ne nii inspecteur du trésor def na ko alal gi nga xamante ne nii fi mu toll nii lañuy tuumaal commencé nañ koo dugal ci biir dossier bii lépp gi ci biir yéenekaay bi 24 heures yéenekaay moom def taxaw seetlu ci scandale yi nga xamante ne nii saa su nekk ñu gis ko ci réew mi rawatina ci bopp état bii yéenekaay bi ñu xamal ni àdduna wërgal këpp ñëpp jommi ndax scandale yu rëy ñuy dégg ci entité yi gën a mag ci réew mi bokk na ci poste trésor public LONASE SAR ministère des affaires étrangères ba ca biir présidence de la république ay scandale yu rëy la ñuy dégg ci alal gu takku goo xamante ne ni sàcc gu tar la foofu noonu ca biir yéenekaay bi ñu xamal ne même presse internationale bi sax commencé nañ cee def ay gëstu ndax ñoom seen jëm bopp sax dañoo joomi ci scandale yi ñuy dégg gu dégg bëccëg ci entité yi gën a mag ci réew mi Les Échos yéenekaay de nañu taxaw seetlu kay ci passeport diplomatique yi nga xamante ni fi mu toll nii enquête ba ñu ubbi woon yëf yaa ngay bëgg a taq suuf rawatina nag ci biir police bii ak gendarmerie juróom benn nit yi nga xamante ni tuddoon nañ leen ci dossier bii fi mu toll nii seen libération la ñu gën a jege yéenekaay bi dee soit ci PV police yi nga xamante ni nii moo ngi gendarmerie defoon yëpp mujjee réer lii di musiba baba kumba nga am ca biir police ak gendarmerie en tout cas yéenekaay mu ngi ciy def ay révélation yu rëy te ñuy xamal ni enquête bi section de recherche defoon moom ci adjudant chef Mohamed Lamine Ba mën na la ba fi mu toll nii laa la wax kenn mënu laa wax fu dossier yooyu nekk ba tey yéenekaay bi dee soit ci détournement bi nga xamante ni ñoo ngi koy tudd ca biir trésor public yéenekaay bi ne foofu tamit coow laag na fa kur Abdou Aziz Diop mi nga xamante ni moom lañ ci gën a tuumaal yéenekaay bi dañoo xamante ne am day kilifa yu mag yoo xam ne ñu ngi ci réew bi ñoo ngay dox ci suuf di wax ak procureur ngir Abdou Aziz Diop mi mucc ci prison bi déjà teg na ci table bi lu tolloog 300 millions de francs CFA bëgg weer wi yàlla sàkk mu joxe 35 millions de francs CFA fii ak juróom-ñaari at lépp ngir mën a matal alal gu takk nga xamante ni teg nañ ko ci ndoddam ne da koo luubal en tout cas agent judiciaire de l'état bii moom d'accord na ci proposition bii waaye juge bi moom tey lay décider source am dafa ubbi xët bu yaatu ki trafic de passeport diplomatique yi nga xamante ni mu ngi lëmbee biir présidence yéenekaay bi ñu xamante ne foofu tam yëf yaa ngay takk suuf ndax waa dig fi mu toll nii seen PV yi ñu defoon ci yenn ci ay gendarme bi ñuy tuumaal ci yëf yii fi mu toll nii PV ba réer na de mën na la gendarmerie ci boppam ñoo ko mujjee supprimer ndax ne nañ yooyu amuñu ndigal di auditionner gendarme yii Vox Populi moom dafa ubbi xët bu yaatu jagleel ko affectation bii nga xamante ni defal nañ ko Guy Marius Sagna yéenekaay bi ñu xamante ne gis nga Guy Marius Sagna ni ki fan yi ñu génn dañ ko affecté woon fële ci diwaanu
Kédougou waaye Guy Marius nee na du dem lijjantiwul sax ministre de la santé bii nga xamante ni moom moo ko affecté ca Kédougou moom Guy Marius Sagna di xam ne ci biir yéenekaay bi ne bougé wu ma maître dew ma Kédougou tey dew ma Kédougou ëllëg te sax nag ngir yombal leen xeex bii man Guy Marius Sagna damay dem ba ministère de la santé déposé fa sama lettre génn ci fonction publique bii lu toll ak ñetti at comme ça chantage dootul abati ci sama liggéey bii te kenn du ma mën a manipuler moom Guy Marius Sagna coordonnateur FRAPP di xam ne ci biir yéenekaay bi ne Macky Sall nag ay plan lépp la comprendre comme que moom doomi tubaab la fi mu toll nii faagaagal ma dong la bëgg waaye nag du ma ko may buntu avec station boobu moom xaw ma kan waaye Guy Marius Sagna kenn du ko gis te Kédougou yàlla baax na ñu yéen ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah. yéen ñi bëggoon a xam ana fan la ñuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 502 15 63 76 378 17 ñi nga xamante ni dañoo am cas yu urgent ba mënuñoo xaar mën nañoo woote ci numéro bi di 77 030 48 40 ñu bamtuwaat ko 77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yile numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba mën a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamante ni moom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di consulter talaata àllarba alxames gaawu dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi